ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci biiru daara yi comme niñ ko annoncé woon ci suñu précédente vidéo parce que dañu seetlu ni gannaaw bi Covid bi duggee suñu réew ñu tëj école yi tëj daara yi tere déplacement ñu dawal quelques mois gis ni jàngoro ji kat nañ ko doon foogee demeewul noonu suñu borom def na ci sutura nguur gi nga xamante ni moo jëloon ay mesures dellu si waat ci yenn ndogal yi. tàmbalee ko ci yëkkati yenn mesures yi ubbi frontières yi lever couvre-feu bi bàyyi doomi aadama yi di mën di déplacé wu waaye itam permettre ndongo yi war a def examen mën a am seeni diplôme ñu ciy profité di félicité bacheliers yi déjà ñu ngi leen di préparer benn vidéo boo xamante nii dañuy leeral ci yenn école privée yi nga xamante nii bu bac passé dañ ciy profité di def ay campagne de communication di wax ni seeni diplôme CAMES daf ko reconnaître alors que ñu ci bari école yu bari seeni diplôme soit CAMES reconnaître ko wala bu amee itam yu néew lay doon ci filière yi nga xamante nii ñu koy jàngale. donc daa ci ñëw ci benn vidéo ngir leeral bachelier yi nga xamante nii bu amee ñoo xamante ni dañ leen di orienté ci université publique yi am na ci ñeneen ñoo xam ne nii dañu préférer des formations professionnelles loolu lépp daañ ci ñëw ñu leeral leen ban choix la ñuy def ngir ñu bañ leen a nax di féliciter également ñi nga xam ne am nañ BFEM résultats yi tàmbalee na génn di encourager ñi nga xamante ni itam borom bi dogalul ñu am examen moo xam bac wala BFEM amaana du seen yaafus mais examen moo ni mel. di féliciter aussi enseignants yi parce que ñun ñëpp gisandoo nañ conditions yi ñu delloo ci école yi yombul woon mais def nañ ay sacrifices ba tey gis nañu résultats yi ni mu joxe. kon seetlu nañ ni bépp pàcc ci biir réew mi moo xam école yi moo xam ci wàllum transport moo xam ci bërëb liggéeyukaay yi nguur gi jël na ay ndogal ngir doxinu yooyu secteur bañ a tagga tembe mais dañu remarqué que ni mbiru daara yi moom kenn da leen mësta lét ba leen di firi. yaakaar naa ñu ñëpp suivre nañ conférence bi ñu partagé woon te collectif Aar Daara organisé woon ko te li ñu remarqué ci déclaration yi njëkkati woon bés boobu mooy benn anam gi ñuy tëjee daara yi gars yi dañoo meloon ne ñu doon jàpp ay délinquants indi ay takk der ak seeni caméra loolu faaw ñu leeral ko pour ñu xamul am na daara yoo xamante nii ñoom génnuñu woon di yalwaani wala nekk ci mbedd yi dañ leen fekk fi ñu nekk agressé leen yemuñ ci loolu boobaak léegi waxuñ kañ la daara yi di mën a reprendre seen activité déglu nañ ci Ndeye Saly Diop Dieng di ministre de la femme du genre et de l'enfance déjà loolu rek problème la ndax mënoo jël daara yi nga xamante nii ci secteur éducation la ñu nekk dénk ko ab ministère boo xam ni xamul dara ci wàllum njàng ak njàngale xamul dara ci mbiru daara yi ni muy doxee déjà boo déggee ci ministère bi ni mu waxee dafa mel ni daara amul yar dafa mel ni daara amul ay valeurs yu ñuy jàngal xale yi ba tax na ñoom état ñu ne ñooy jouer rôle boobu noonu maanaam ñooy wutal daara yi programme ngir jox xale yi éducation bu baax. li am solo mooy éducation xale yi ñun li ñu ñor mooy xale yi am une bonne éducation am des valeurs ñoo xam ne ëllëgam si ne mën tax ñu nekk ay sénégalais yu digne de ce nom li am nag defe naa ne problème mënu faa am. newuñu fi nag pour def comparaison entre daara ak école française parce que ñun ñii di wax ak yéen dugg nañ école ba am ci ay lijaasa ci bépp niveau moo xam primaire moo xam secondaire moo xam enseignement supérieur te balaa ñuy dugg école itam yóbbu nañu ci ab sëriñu daara ngir mu am lu muy jàngal ci suñu diine kon on est mieux placé pour wax ci ñaar yëpp. te ku waxal yàlla aussi di nga xam ni politique gu enseignement biir Sénégal moo xam ci école primaire yi ba université amul éducation instruction moo fa am. la preuve bi ñu defee woon vidéo ci suñu maam yi nga xamante ni ñu ngi leen di saboter ci réseaux sociaux yi ñu bari ne nañ faute bi système éducation bi la parce que jeunes yi jàngaluñ leen valeur mag yi nga xamante ni ñoo marqué histoire ci biir école yi ba tax na xamuñ seen démb. amoon na sax ku defoon ci commentaire yi ne lycée Djignabo bu Ziguinchor la amee diplôme am mais musul woon xam kan mooy Djignabo Bassène donc sëgëm nguuru Sénégal depuis indépendance moo échoué ci jàngal ndaw yi histoire suñu mag yi ngir ñu mën a roy ci ñoom ci biir école yi. kooku bu ñëwee ni dafay régler problème mu daara yi waxul lu am ñun waxuñ ni daara yi amul lu leen di reprocher déedéet ñun ànduñ ci sëriñu daara yi exploité xale yi di leen yenduloo ci mbedd mi di leen sas versement bés bi yàlla sàkk te benn saar bu jub sax mënuñu koo tari ñooñu diine ñoru leen seen poche moo leen tax a jóg ñun jàpp nañ ni sax ñiy woowee seen bopp sëriñu daara tey def loolu yoon dafa war a dal seen kaw teg leen ay daan parce que dañuy exploité xale yi. mais li ñu bëgg a leeral Sénégalais yi mooy décision bi nguur jël daal di profité ci période corona bi pour tëj daara yi defar daara taxu koo jóg xeex daara moo ko tax a jóg te loolu lañ leen bëgg a leeral ci vidéo bii ni tey bëgg cee itam artu képp ku yarum diine ñor rawatina kilifa yi nga xamante ni ay millions yi doomi aadama topp nañ seen ginnaaw te yaakaar leen.
li doomi aadama yi war a comprendre mooy campagne pour xeex daara yi tàmbaliwul tey programme la boo xamante ni yàgg nañ ko tëgg balaa sax ñu yegg si fii première étape programme bi moo nekkoon stigmatiser daara yi maanaam ku dégg daara sa xel ci li muy njëkk a dem mooy yelwaan taxawalu ci mbedd yi alors que sëriñu daara yi def loolu noonu représenté wuñu 10% ci daara yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi yëpp te loolu noonu faaw ñu leeral ko sénégalais yi parce que ñu bari yóbbaale nañ leen ci campagne de manipulation boobu noonu ba bët woowu la ñuy xoolee daara est-ce que xam nga ni Sénégal daara yi ñetti pàcc la dafa am daara yoo xamante ni boo demee ci yenn région yi dañuy jàng mais tamit di bàyyi ngir mën koo dundee sëriñu daara ya fa nekk ñoom xaalis intéressé wu leen njàngale bi ñuy def jaamu yàlla lañ ci jublu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ni ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale beneen pàcc daara yi nekk Sénégal mooy ñi nga xam ni dañuy yendoo jàng bu heure lekk jotee ñu gàddu seeni pot dugg ci ay kër ngir am lu ñu def seen biir tey kilifa yi ngay dégg ci réew mi ñu bari moo xam ay homme d'affaires wala ay oustaz wala ay kilifa diine jaar nañ ci daara yooyu noonu te terewul ñu màgg ba doon li ñu doon tey kon nañu dem gëstu ñooñu ci ban programme dañ leen jàngalee ba ñu am ay valeur am jom neex xel ba tekki ci benn système boo xamante nii képp ku jaarul ci école française duñ la may benn chance ci beneen wet itam mu am yeneen xeetu daara yoo xamante nii bi mu xewee yàggul muy ay internat keroog bi ñu partagé woon conférence de presse collectif Aar Daara am na ñu doon wax ci commentaire yi ne ñii seen intérêt moo leen tax a jóg dañuy exploiter xale yi te ñooñu xamuñ ni oustaz wala sëriñ yi nga xamante ni jëloon nañ kàddu ci bés boobu noonu ñu ci bari ay internat lañu yor ba ci oustaz Matar Sarr bi bokk ci ñu fondé collectif bi moom ak ñu mel ni moom donte état faalewu leen mais fexe nañ ba organiser wu ba créer ay internat ngir jàngal xale yi ci ay conditions yu mucc ayib. donc bu ñu seetloo ñetti xeetu daara yi moo am te loolu faaw ñu leer ko sénégalais yi ñu xam léegi nag dañoo dem ba toll benn jamono joo xamante nii dafa am ay dëkk yu ñu dendal yu dégg ni sénégalais yi dañoo mën a saraxe nañu dem foofu yalwaan waxu nit ñi yalwaan ñëpp nag du ñu ay sénégalais déedéet nay leer parce que da ngay wax ñu déformer say propos waxuñ ni ñëpp duñu ay sénégalais mais am na ci ñu bari ñoo xamante nii boo leen gëstoo ci yeneen réew lañ jógee yalwaan wi business lañ ko def parce que Sénégal am na ay njabarkat am na ay seetkat loolu dafa dox ci biir réew mi te ñooñu dañuy digle ay sarax ba tax na boo dee yalwaankat ci biir réew mi mën nga am xaalis bu baree bari ci lu gaaw loolu tax na nationalité yu bari di ñëw Sénégal nekk ci mbedd yi rien que pour yalwaan léegi nag au lieu que ñu def enquête xool xale yi yalwaan ci mbedd yi ñooy ñan ak fan lañ jógee ñu boole ñëpp nag mettre leen ci benn lot ne ñii ñëpp nag njabootu daara yi la ay organisation yoo xamante nii dañuy jot ay financement jël ko def ko seen métier créer ay page Facebook di organiser ay activité ba képp ku dégg daara sa xel ci li muy dem mooy yalwaan nii la ñu préparer psychologiquement ba tey tëj gi ñu tëj daara yi moo xam ñi yalwaan ak ñi dul yalwaan choqué wul benn sénégalais ñoo ngi sàkkal pexe daara yi mais mi ngi mel ni dara xewul ñëpp a ngi toog di seetaan pas parce que daf leen neex mais xamuñ dañu leen yàgg manipuler ba yegg situation boo xamante nii tëj daara yi du choqué kenn parce que da nga naan dañuy yalwaan loo xale yi. peut-être dina am ñu wax ni nguur gi teg na benn programme ngir moderniser daara yi effectivement nguur Sénégal am na benn programme boo xamante ni nee nañ li ko tax a jóg mooy soppi xarkanamu daara yi loolu tàmbaliwul sax ci nguuru Macky Sall mais ci nguuru Abdoulaye Wade aussi amoon na même projet bi mais problème bi mooy dafa am piège bu nekk ci programme boobu noonu te loolu ñu bari xamuñ ko sànq limal nañ leen ni ñetti façon yi daara moo am Sénégal mooy ñiy jàng di bay di dundee ñi nga xam ne dañuy jàng bu heure lekk jotee ñu gàddu seeni pot dem yalwaan ak ñiy jàng te nekk ci internat yi te xeetu daara yooyu yëpp raar na ñoo xamante nii ñi ngi jot dërëmu état léegi nag bi nguur gi tegee benn programme ngir moderniser daara yi demul ci sëriñu daara yi ngir xool naka lañ leen di organiser ba bërëb yi ñuy jàngalee mën a dëppook jamono waxtaanu ñoog doomi daara yi ngir tëgg programme goo xamante nii dina méngoog li wajuru ndongo daara yi di xaar ci seeni doom état li mu bëgg mooy créer boppam ay daara tëgg programme ba pare nag recruter boppam ay jàngalekat lu amul seede baaxul lii benn appel à candidature la bu nguuru Sénégal lancé woon en 2018 pour ne dafay recruter ay jàngalekat pour fanweeri daara ak ñaar yi mu bëgg a créer ubbi ko ci biir réew mi ci biir appel à candidature bi dañu ne képp ku bëgg a jàngale ci daara moderne yooyu noonu faaw nga jàngale ci benn école élémentaire publique benn ñaareel bi mooy faaw nga am bac wala BFEM arabe ñetteel bi mooy faaw nga am certificat bii dëggal ni mën nga jàngale ci làkkum arab
beneen bi mooy faaw nga am attestation bii firndeel ni mokkal nga alxuraan waaye itam beneen attestation bi dëggal ni mën nga jàngale alxuraan boo ci noppee nag nga prouver que ni am nga expérience juróom-ñaari at ci wàllum njàngale. maanaam critères yi ñu teg sëriñu daara traditionnel yi tax ñuy wax bokkuñ ci ñooñu jarul sax ñuy postuler parce que kenn du leen jël te ñun ñëpp xam nañ ni bari na ci réew mi ñoo xam ni seen xam-xam kenn du ko laam-laamee ci wàllum diine seen pédagogie ci wàllum njàngale kenn du ko sikki sàkka mais ñooñu amuñ diplôme te li tax amuñu diplôme mooy état demul ci daara yi nga xamante ni dañoo nekk ci secteur informel bi mu accompagner leen ba képp ku ci génn sa mokkal alquran mu am benn certificat boo xamante nii moo koy dëggal. léegi yow tàmbaleegoo foofu noonu ba noppi créer say daara moderne tabax ko teg ay critères yoo xamante nii ñiy tax ñu naan sëriñu daara duñ ci mën a bokk lii nag moo tax programme des daara moderne échoué. bi ñuy préparé vidéo bi nii am na benn mbokk bu ñu xabaar ni Daaru Muxti gannaaw bañ fa ubbee ab daara moderne waajur yu baree bari jëlee wuñu seen doom ca daara ya fa nekkoon muy daara sëriñ Abdourahmane daara Baye Socé Ndiaye wala daara sëriñ Moustapha Karang waajur yi dañoo bàyyi seeni doom ci daara yooyu noonu boycotté daara moderne bi nga xamante nii nguur gi tabax na ko fa. parce que lan moo tax wóoluwuñ leen xam-xam gi ñu bëgg a jox seeni doom ci sëriñu daara yi ñu leen limal lañ ko yaakaar mais malheureusement sëriñ yooyu noonu kenn boolewu leen ci programme daara moderne yi. kon Ndeye Saly Diop Dieng xaalis bi mu ne def nañ ko ci daara yi loolu amul parce que doomi daara yi gisuñ ci seen bopp ñiy jàngale alxuraan ci biir réew mi gisuñ ci seen bopp. kon ñu dañ ko magnifier jàpp ci mu am plusieurs projets et programmes Sénégal yoo xam dañ ko tëgg pour jàppale xale yi nekk daara yi daara moderne yaa ngi fi ñu leen di financer am ay partenaires si jàpp ñu am ñu indi appui au daara di fexe ba daara yi vraiment nekk ay daara moderne xale yi nekk dans de bonnes conditions waaye li ñu mënu nangu nag mooy xale yi taxaw ci mbedd bi. kon sénégalais yi bu ñu nangu ko leen nax ndax gars yi li ñuy wax ak li ñuy jëf ci suuf comme yàlla ak yàlla yi xëy na nag bu ñu seetaanee vidéo bi ñoom dinañ wax ni nguur gi teg na benn projet de loi ngir moderniser daara yi mais li ñu war a comprendre mooy projet de loi boobu noonu dafa jóg pour yàq diine gi déglu leen fii ni oustaz Makhtar Sarr ci li gars yi def ci biir projet de loi boobu noonu ngir yàq njàngum alxuraan ci biir Sénégal. projet modernisation des daara bu fekkee jàll na kenn dootul bindati kaamil alxuraan mokkal gu dëgër sax gu ñuy wax mokkal kenn dootu ko mokkalati alxuraan ci Sénégal gannaaw daara ji bu ñu jàngalee xale bi ba mu wàcc léeg-léeg laataa muy wàcc lañ koy dalal téere bu tudd Laxdari yi ñëpp a ko xam ci daara ji projet modernisation des daara amul Laxdari yi fan yi maa ngi koy wax ak kenn ku nekk ci kilifa yi jiite projet bi mu ne ma waaw mi ngi ci ma ne ko génnee ko te ba jant bi fay duma ko génneel amul Laxdari yi projet bi boo jeexalee Laxdari yi ci wàllu fiqh ñu dalal la Asmaawi ibnu Ashir muqaddimatul iddiya risaala bu ibnu abi zaydin alxayrawaani misbaaxu saalib nazm ibnu rushd jàngal la risaala jàngal la cheikhul xalil loolu yenn la ci yu ma bëgg a tudd ci téere fiq yi lu mel ne ajjuróom ñu jàngal la ko jàngal la milhatul i'rab jàngal la ibnu malik jàngal la yeneen téere yi nga xam ne moo aju ci wàllu naxwu jàngal la ibnu duraydu ci wàllu luxa jàngal la maqamatul xariri jàngal la muxtaarul adab jàngal la qasaidul asriyaat jàngal la suaraawu sitta jàngal la suaraawul jaahiliya téere yi yëpp ci wàllu luxa la bu ñu noppee ci téere yii nii am nga bunt bu ubbeeku ñu defal la tafsirul quran jàngal la al quranul karim yenn daara yi am nañu programme jàngal la musalawul hadis lu mel ni alfiyatu bu imaamu suyuti ñu jàngal la ko Cheikhul Hadj Malick daan na ko jàngale ci daaram ba ci muwatta bu imam Malik am na ci daara yu nekk Sénégal yoo xam ne dañ ko doon jàngale téere yii ma tudd nii yëpp programme modernisation des daara daf ko éliminer bokk ci. moo tax bu ñu leen di wax naan dafa am campagne bu ñuy mëne contre daara yi waxee wuñ ko ci xol waxee wuñ ko itam en tant que fanatique mais dafa am acte yu nguur gi posé yi wane ni dañoo bëgg a faagaagal daara yi nga xamante ni suñu kilifa yi suñu ustaas yi fa lañ jàngee ba ñëpp naw leen ci wàllum xam-xam. bëgg fee teg nag benn xeetu njàngale boo xamante nii dëppoowul ak yoon wi ndongo mi mën a jaar ngir mokkal alxuraan xam diineem waaye itam mën a gëstu ci téere yi nga xamante ni wér na te boroom xam-xam yu baree bari daal ci déggoo. gars yi xeex yalwaan taxu leen jóg xeex enfant de la rue yitteelu leen ndax xale yi bu leen yitteeloon bu jumaaneeg fàqman yaa ngi ci mbedd Dakar yi fees fi dell te Ndeye Saly Diop Dieng lijjantiwu leen bu doon ni daara soxal na leen
dañ leen di subventionné comme ni ñuy subventionné école privée yi ndax ñoo ngi participer ci yaru xale yi di def seen bopp yi xam-xam bu doon ni daara soxal na leen dañuy lëkkaloog sëriñu daara yi ba conditions yi xale yi di jàngee mën a dëppook jamono ndax ñun gëm na ni fi àdduna toll condition wu daara yi war nañ ko mën a améliorer ba xale yi mën a jàng ci seen tey bakkan mais wolof dafay faral di wax ni nit ki bu la wegul du la mën a nawloo wax ji mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite dañoo jàpp ni ku génnewul ci école nasaraan si amul lu ñuy discuter ak yow def ñu doomi daara yi seeni nawle te xamuñ ne xam-xam du dégg tubaab kese xam-xam mën nga koo am ci làkkum français xam-xam mën nga koo am ci làkkum anglais xam-xam mën nga koo am ci làkkum arab xam-xam itam mën nga koo am ci làkk bi nga xamante ni moom nga nàmp ki la ëpp xam-xam gën laa yeewu ci àdduna mooy ki la dàq gëstu bi nag mën nga ko defee ci bépp làkk bu mënti doon mais liy dëgg te duñ ko làq-làqal mooy suñu njiit yi pour ñoom ku nekkul produit école française amul lu ñuy négocier ak yow seeni bureau la ñuy toog tegale seeni tànk bëgg a jël ay décision ci turu daara yi sans que ñu dem gëstu li nga xamante ni mooy réalité yi ak liy xew sur le terrain ak yan anam la sëriñu daara yi di jàngalee. moo tax vidéo bii vidéo yee sénégalais yi la ci campagne bi nga xamante ni ñu ngi koy mëne contre daara yi ndax fii ak 25 ans dañ koy baamtu fii ak ñaar fukki at ak juróom bu ñu boolee génération boo xamante ni dafa réer xamul démbam ak ñàkk a xam diineem ci catastrophe la ñu jëm te ñoo ngi ci yooyee tànk kon na ñëpp bootu ci ginnaaw collectif aar daara bi nga xam ni taxaw na ñu ciy profité di gërëm di sant ki nga xam ne mooy oustaz Matar Sarr bi nga xam ni boobaak léegi mi ngi taxaw ngir xeex projet bi nga xamante ni ñu ngi koy mëne contre daara yi te fi mu nar a mujj nag du ñu neex ni ñu taxawee woon ngir ñu ubbi jumaa yi nañ ko taxawee waat ngir daara yi mën a ubbi ndax du ñu nangu ñu bëgg a profité ci corona bi ngir xeex diine gi kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf